asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ci di am contentement di leen dalal ci seen biir émission à la découverte comme nu ñu koy defee tous les 15 jours tey nag ñu doxantu ba Cambérène seeti jeunes yuy yëngu ci wàllum plantation ku wax plantation dina wax différentes fleurs yu am valeur yu ñuy utiliser. C'est dans un instant, chers téléspectateurs. salaamaaleykum sëñ bi ziar nañ la. maa ngi lay dellu ziar yaa ngi ci. noo def. sant alhamdulilah. baal ñu fàttali ñu tur bi ak sant bi. Ibrahima Diouf. Ibrahima Diouf waaw. waaw tey nag dañoo ñëwoon fii ci Cambérène. ci micro jardin yi ñu xool yéen tey yan fleur ngeen di jaay. waaw différence yi bëri nañ lool parce que am na ay garabu peltifrom ak ay flamboyant yoo xamante ne garabu ker la quoi. waaw am na aussi ay fleuris pour décoratif. waaw pour. Actuellement pour bu feebaree am nañ ay produits am na métox ak dimitoat ak kii mancozeb ak Firadan yëpp dañ koy utiliser pour garab yi pour bu feebaree. lan moo tax ngeen choisir liggéey bi. non liggéey parce que ñu bëri soxla nañ ko ndax nit warul mën a nekk warul nekk foo xamante ne garab nekku fa loolu c'est pas la peine nit fu mu mënta nekk rek war na am ay garab ndax garab daf lay dundal yow ngay dundal garab. looloo waral ñun tamit ñu am confiance pour ci liggéey boobu liggéey wàllum garab parce que ñëpp a ko soxla waaw kenn bañu ko moo tax ñuy sawar ci nag aussi pour daal di koy def variété bu nekk la ñuy def waaw garab boo soxla rek mën na la kaa defaral dañuy semer dañuy multiplier dañuy boutir dañuy def lépp. garab yi fan la jógee. garab nag fu ne lay jógee parce que parfois nga gis garab buy jógee Côte d'Ivoire. dañ koy naan plante Côte d'Ivoire wala Acalifa Côte d'Ivoire wala bon palmier royal yooyu yëpp am na ci. kon garab yi jógewul Dakar kese day jóge ba hors du pays. waaw day jóge fu ne ci pays yëpp parce que am na temps rek am na garab yu jóge woon Europe. ay semences ay pétunias bon ay phlox yëpp maa ko semé fii waaw. pot de fleur yan différents matériels ngeen koy utiliser. pot de fleur waaw pot de fleur dafa bëri façon am na pot ciment am na pot plastique aussi am na yu 15 am na yu 16 am na ba yoo xam te 20 sax lañ ko mën a woowee. ndax dañ koy bay. waaw béykat la rek ñu ñëpp ay béykat lañ garab ku ci nekk mën ngaa wax ne béykat nga dañ koy béy parce que da ngay sommer da ngay dagg di boutir yooyu yëpp ci mbay mi la bokk waaw yooyu yëpp ci mbay mi la. léegi mën nga ñoo expliquer garab bu nekk lu muy faj ak lan mooy njëriñam. waaw bu dee comme peltifrom bii garabu ker la day joxe ker. pour féexlu daal waaw pour féexlu rek doo ko def ci biir kër am na plante intérieure comme fi ngeen jógee ne ci mbaar mi plante intérieure la dafa am extérieur ak intérieur yi nag extérieur la. plante bii extérieur la. waaw pour féexlu la da koy def ci mbedd bi wala sa buntu kër. wala ci bayal bi wala ci rond point bi yëpp dañ ko ciy def waaw pour décorer bii moom aloe vera la aloe vera moom yéen xam ngeen ko waaw dañ koy utiliser jigéen yu bay sax dañ ñëw di ko laajte di ko utiliser. lu muy faj. daal di koy am na ñoo xamante ne dañ koy diw seen bopp day may karaw day génne ay picc boo koy naan aussi sa biir bi bu amoon ay saleté daf koy dindi waaw mais neexut a naan. bii épine de Christ la. pour décoratif la. pour décoration kese. waaw kese booy aménager moom ngay jël di ko mélanger ak ci fleur yi. yaay xool noo koy réglé daal. ba mu rafet ay façon de. waaw am na jaune am na rouge. am na waaw jaune ak rouge la ak rose. ak rose waaw moo ci def. fu muy jógee. bii moom. mën naa wax ne Sénégal la rek waaw. Sénégal waaw parce que fii laa ko gisee. dañ koy boutir aussi par boutirage la quoi. fii yëpp moom nga wax ni fii décoré. waaw lii moom dama ko teg nii rek pour di ko jaay nii mais defum ah. fii ay agrumes la. ay agrumes ay agrumes mandarine. mandarine. lii nag. bii garabu bii Gana la jóge. arbre de Gana. fii ba Gana. waaw moom lañ koy waxee arbre de Gana. lan mooy njëriñam. bii pour décoratif la day gudd ci kaw
day gudd ne rek mais du am ay branches yu tasaaroo. xam nga nit ñi dañuy jënd ay fleurs mais duñu xam lan mooy njëriñam. loolu am na parce que am na ñoo xam dañ koy jënd pour mu rafetal rek décoration kese am na ñoo xam ne aussi dañ koy teg pour xob yi branches yi dañ koy fajee am na yoo xam fleurs yoo xam ne dañ koy fajee comme genre corossol bee waaw mën nañ dem ba ci corossol. limon bi aussi am na importance. limon waaw lii limon la moom la ñuy wax lime de Tahiti. lime de Tahiti waaw moom la. lan mooy njëriñam. limon xob yi dañ koy utiliser. doom yi aussi même chose. parce que mooy limon boo xamante ne du am ay xoox ci biir. ndox kese la lime de Tahiti moom la ñuy wax lime de Tahiti waaw. léegi ñu dem xool yeneen garab yi. sapoti la. sapoti waaw sapoti waaw sapoti day joxe ker day joxe lekk waaw am na ñoo xam dañuy soxla garab boo xam te ne day joxe ker ba pare en même temps mu amaale lekk waaw am na ñoo xam ne loolu lañ ci taamu moo waral ñu koy def boo ñëwee soxla ko bu dee garabu ker bi nga soxla kese mën na laa jox peltiforme wala flamboyant mais bu dee da ngaa bëgg mu amaale ay lekk mën na laa jox sapoti. sapoti waaw mooy lekk mooy lekk waaw. garab bi nag. waaw ni même chose la limon la. ah limon la. lii mooy corossolier. corossolier waaw bii mooy corossolier. corossolier nag ñu bëri dañuy ñëw di ma ko laaj. xob yi chaque jour mënuma toog une semaine waaye journée bi yëpp dañ amul ku ñëw laaj ma xob yi. ah bokk na ci garab yi ëpp solo. am na njëriñ trop waaw parce que xob yi day faj lu bëri ci doomu aadama waaw day mare deret day faj ci wàllum tension day régler tension day raxas deret. ci garabu olof yi la bokk daal. waaw ci garabu olof yi la bokk. même temps moom tamit day joxe ker garab bu mag lay doon waaw. ci clients yi ñu ngi leen di wuyu. clients yi vraiment ñu ngi ñëw bu baax ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi ñëw bu baax dëgg fa day am temps en temps yoo xam te nag bon doo gis mais mënta ñàkk. waaw parce que da ngay jaay mbirum jaay moo mel noonu quoi. léegi mën nga ñoo expliquer yeneen yi garab yi des na leen. bii nii moom laa la doon expliquer fële sant bokk na ci yu jóge Europe. waaw ma kaa yóbbante woon man xalaatoon naan ne sax du fi dund. waaw mais ku yàgg ci mbir mi il faut nga xoolal ko solution. téere bi foor na trop ma jël téere bu oyof ma def ko ci seme ko mu génn essayé naa ci ma def ko téere bu foor bi demul. lan mooy téere. téero mooy bii. lii mooy téere. waaw mooy téero waaw. lii c'est des cycas. palmier cycas. cycas. oui moom la ñuy wax palmier cycas. lan mooy njariñam. palmier cycas pour décoratif rek. pour décoration kese la. du faj du def dara. non non pour décoration. pour décoration. yii nag. waaw bii plante crevette la moom la ñuy wax plante crevette. plante crevette. oui ndax am na beneen tour mais comme ni mu niroog kii bi moo tax ñu koy wax plante crevette parce que yàgguma ko am si. yii moom yi tamit. bii c'est des coffea plante coffea moom tamit pour genre ay bordure booy aménager dañ koy def comme genre bordure parce que moom du kaay nii rek lay toll. daal pour décoration kese la. pour décoration kese la. yii garab yi tamit ndaw na de nii la toll wala dafa saxagul. bii dama ko semé woon grain la woon. d'accord ma semé ko. dama ko semé woon ci bag yi mu dem ba levé. ci laa ko jël répliqué ko ci mbuus yi ndax ci mbuus yi lañ ko mën a jaayee. nii lay toll. waaw non dina dépassé nii. dina dépassé nii dans 1 mètre rek. li tamit ci garab yi décoration yi kese la bokk. saisonnière la aussi. garab saisonnière mooy plante yu durée 3 mois jeexal da nga mën a récolter rek defaat beneen 3 mois lay durée. bii la ñuy wax araucaria wooy am na sapin am na araucaria mais même chose am na tuya aussi mais bii la ñuy wax araucaria mooy am branche yi nii. bi tam nii lay toll wala après dafay màgg. non mën naa dem ba 6 mètres. 6 mètres. wooy ci kaw waaw.
pour lan la. pour décoratif moom tamit. mais foo ko def mu dund. li ci kër yi rek lañ nekk wala mën na nekk extérieur. non foo ko def mu dund moom laa la bëggoon expliquer extérieur intérieur yëpp day dem waaw foo ko def rek day dem. yi tamit ban garab la. bii mooy tuya bii la ñuy wax tuya nag mbiram dafa jafe lool parce que bii presque am na fii 6 mois te dama ko daggoon bouture ko bant bi kese laa dagg bouture ko am na 6 mois muy commencé pour lever. 6 mois ba tey. 6 mois ba tey muy commencé lever moo tax nii rek ku ko bëggoon jënd rek day cher parce que nu mu naqaree am ak bouture bi nu mu yéexee moo tax moom la ñuy wax tuya. ñaata mois lay durer. non day yàgg bu xasee jàpp day yàgg waaw day yàgg lool. yéen seen matériel yi fan ak fan lay jóge. suñu matériel yi ñun nag en général ñaari saro la ñuy jënd ay matériel ñaari saro nag dañuy jënd. déposer foofu ñun tamit bi ñu soxla dañuy dem jëndee foofu waaw matériel bari foofu la ñu ko jëndee. fii rek ngeen di jaayee mais wala da ngeen di jaay hors du pays. non fépp la ñuy jaay ñu bari ku ne fi nga jógee rek boo laajtee parce que boo xoolee fii amul côté bi ñun rek ñoo ko am ay fruitiers arbre waa plante intérieure yu bari yoo xam te fii rek nga ko mën a amee ak yeneen variétés yi. léegi garab bi mën nga ñu wax lan mooy njëriñam. bii mango la mango Kent dañ ko greffé waaw ordinaire la woon mais dañ koo greffé ak Kent ndax mu teel a produire ak variété bi aussi mango Kent am na bu ko jeexal am na jeeg bu gàtt bëri na ay variété daal mais ñun Kent bi lañ choisir parce que moom la gaa yi gën a bëgg. mango moom bëri na ay façon. waaw dafa bëri ay façon mais Kent bi lañ gën a choisir parce que moom la gaa yi gën a bëgg ndax da ngay xool ci client yi aussi quoi. bi tamit benn la woon. bii mooy plante Jifeen Bassa bii plante intérieur la. intérieur waaw intérieur la waaw. du nekk extérieur. non intérieur lay dund boo ko defoon extérieur tey day lakk xob yëpp ay lakk waaw. lan mooy njëriñam. pour décoratif la mais ci intérieur lay dund. intérieur lay waaye du nekk extérieur. seen publicité mi ngi jàll. waaw vraiment ñu ngi ci sant yàlla bu baax mu ngi jàll client yaa ngi ñëw. bon ñu ngi leen di jox aussi defal leen xewal aussi ndax loolu mënut a ñàkk. fii rek lañ leen mën a fekk wala da ngeen di liggéey feneen. non parfois damay déplacé wu dem feneen. nit bu jëndee fii plante bu ko koy aménager mën naa dem aménager ko bu mu rafet bon. da ngeen def ay déplacement daal ba nit ki fi mu dëkk. booy si day fay déplacement bi daf koy fay liggéey bi daf koy fay bokkut ak lu muy jëndee garab bi. garab bi tamit. pour décoration kese la wala. bii waaw pour décoration la mais palmier intérieur la. moom la ñuy wax palmier intérieur du génnee fleur nag comme décoratif nii rek lay def moo tax ñu koy wax palmier intérieur parce que dafa jafe palmier buy dund ci intérieur bariwul. waaw. léegi ban mën nga ñëw wanaat tamit ban garab mooy faj fii. non intérieur yi moom bariwul garab yuy faj. intérieur moom bariwul garab yuy faj waaw. fii yan garab moo des yoo xam ne mën nga ñu koo expliquer pour mbokk internet yi xam yan garab mooy faj ndax nit ñi dañuy jënd ay garab te duñ xam lan mooy njëriñam. waaw fii moom. à part du ñu njëkk a jot ne Jifeen Bassa bi ñu njëkk a jot. boobu moom ñu bëri duñu ko nangu def sax seen kër. parce que dafa am poson. waaw ñu bëri duñu ko nangu def seen kër ndax xale yi ci loolu lañ wax ndax man moom. gisuma ci fu mu escanté nit wala fu mu gaañee nit. mais dafa am risque daal. waaw dafa am risque daal lañ ci wax. kon yeneen yi fi desee pour décoration. non pour décoration kese la. garab yi faj moom. dama koy jàng maintenant di ko laajte waale mais bon intérieur moom bariwul ci lu ma ci xam daal yoo xamante ne day faj. léegi mën nañ dem côté bi. bon yi plante bi aussi moom la ñuy wax costus. moom foo ko def mu dund intérieur extérieur yëpp ça marche day dem day génne fleur tout le temps. day génne fleur tout le temps booy am na plante yoo xam day kii quoi maanaam par période lay génne fleur
mais bii moom day gën a flot tout le temps. dina gën a màgg wala fii rek. non day gën a tuffine day yaa nii quoi. day yaatu. day yaatu mais du kawe. du kawe ci kaw. intérieur extérieur yëpp foo ko def mu dem. moom la ñuy wax li croton. oui. lan mooy croton. croton pour décoratif la moom tamit waaw pour nga gis kuy def aménagement te jëlu ko aussi yombul parce que plante bu yomb mbir la. yi bokk na ci nit ñi yi ñuy gën a jënd. waaw parce que dafa yomb affaire dafa yomb entretien quoi amul jafe-jafe. waaw te foo ko teg aussi mu marché fa extérieur intérieur yëpp. bii nag. moo nekk nii ba. moo nekk nii ba tey daa bëri ay façon. waaw variété la bii zone vert bi la. zone vert bi waaw. pot de fleurs yi nan lañ koy defaree ndaay yi. kii bi pot ciment bi dafa am ciment am plastique. bii nag pot de ciment la ça ne dépend pas client bi lu mu ci soxla mais bu dee ñun moom en général yii moo ñu arrangé. suuf moo ci nekk wala. waaw suuf moo ci nekk mooy terreau mooy bu ñu waxoon. li ma doon woon sànq. waaw mooy terreau waaw pot de ciment la quoi. amul ay insectes yoo xam ne mën na yàq garab yi. fii am na boo xoolee am na fële am na plante boo xam ne dafa am ay attaques ay insectes. waaw barki dem rek lañ ko doon traité par 15 jours dañuy traité. boo ko deful garab yëpp a yàqu parce que boo xoolee fële mandarine yee dafa amoon attaque boo yéex dañ koo yéex a traité moo waral xob yëpp wadd. dafa am attaque am ay mousse blanche bu nekk ak façon. yan client ñooy ëpp lu ñuy ñëw fii. client yi moom ça ne dépend pas ñëppay ñëw tubaab yaa ngi ñëw nit ku ñuul yi ñëppay ñëw fu ne la ñu jógee nag fii ba Tamba fii ba Turquie sax. daal seen jaay bi daal day dem ba extérieur. day dem ba extérieur fépp waaw dañuy jóge fii dem ba Tamba dem aménager foofu ndax client day ñëw fii jënd du ko am ku ko toppatoo affaire yi wala ku koy jëmbata du xam dañuy obligé dem. mais dinañ fay déplacement yi. dañuy fay lépp dañuy fay déplacement yi dañuy fay plante yi dañuy fay lépp ak transport bi yëpp. prix fleurs yi nan lay varier. non prix fleurs yi moom ça ne dépend pas ndax client bu ñëwee bu jënd quantité yeneen quantité dañ ko koy wàññil. yu war a jar 10 000 en gros daal da ngeen koy wàññi. yu war a jar 10 000 mën nga kaa defal 8 000 ndax loolu aussi kuy jaay moom il faut ngay defante client yi di leen defal xéewal. yu gën a cher ci ay mbirum garab nag genre palmier la. palmier waaw palmier mooy woon fee sànq. waaw mooy jar ay 200 000 ba 300 000 moo boobu moo gën a cher ci wàllum plante à part ça cocotier. téléspectateurs yi bu ñu demee ba seetaan tey vidéo bi bëgg ci li ngay jaay yan numéro lañ la mën a woowee. ngeen jël sama numéro 77 850 22 90 850 22 90 900 beneen numéro bi 994 87 00 Ibrahima Diouf. fan lañ lay fekk. toujours je suis là maa ngi fi Cambérène. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. pépinière bi nag moo tudd Ami Flora. pépinière bi waaw Ami Flora la tudd. Ami Flora. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ok merci merci. comme waxtaan nañu ak Ibou ba pare mu expliqué ñu woon ñu différentes fleurs yi ñuy jaay fii nii ñu dem xool suñu papa ji yan information la ñu mën a yokkal. salaamaaleykum. ay salaam. papa ziar nañ la. yal na yàlla na ziar. baal ñu fàttali ñu tur bi ak sant bi. Ibrahima Ndiaye. ki mën nañoo xam yow lan nga fi lan moo fi sa liggéey. man maay responsable exploitation bi quoi. fii yëpp yéen a koy gérer wala. waaw li ngeen gis yi yëpp benn place bi la quoi. waaw. fii ñi dañ leen koo loué wala yéen a ko moom. waaw fii nii autorisation d'occuper la am quoi autorisation d'occuper de la mairie ak du gouverneur. da ngeen di fay impôt. waaw am na taxe municipale yu ñuy fay taxe de occupation de l'emprise publique. am na ay étudiants yoo xam da nga leen di defal formation wala ñi fiy liggéey passion rek la. non dañuy recevoir des étudiants pour des stages. waaw yu jógee am na yu jógee université Cheikh Anta Diop xam nga Cheikh Anta Diop léegi dañoo diversifier seen enseignement yi dafa am filière yoo xam ne c'est des filières professionnelles. Des fois dañuy envoyer ay stagiaires les centres de formation professionnelle technique aussi dañuy envoyer ay stagiaires
de même que le centre horticole de Cambérène bi aussi dañuy envoyé stagiaire. ñiy liggéeyee fii ñoom tamit dañoo def formation bi wala. am na ñu ci def formation mais am na ñoo xam ne defuñ formation par exemple comme Ibou mi ngeen doon laaj léegi. kooku il a fait la formation sur le tas parce que bi mu nekkee ak man yàgg na ça fait au moins 15 ans yu nekk ak man donc ci la jàngi métier mi ba mën na ci lu bari daal waaw. nan ngay dénk étudiants yu def formation bi. yi nga xam ne dañuy def formation bii parce que en fait métier la li ci am solo mooy que nga man ko parce que métier boo ko mënul itam doo ci mën a tedd formation théorique rek doyul ci métier mi parce que métier mi il faut nga pratiquer pour nga maîtriser ko donc ñoom li ma leen di conseiller mooy que ñu jàng seen métier bu baax te bu ñu génnee ñu dem liggéeyal seen bopp au lieu que ñu dem di liggéeyal ay jàmbar waaw. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ñoo ko bokk. mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey ci seen biir émission à la découverte comme nuñ koy defee tous les 15 jours ñu ngi leen di jox rendez-vous dans 15 jours ci beneen lieu incha allah au revoir.